jërëjëf jaabama nun mais aussi nomta nun GRV rek leya nuun ne njoko njal parce que it keke a foga fok ni calel ke yaam ke taxna te fog ni calel ke Doudou expliquer na meke xaye nu ngar ange men nan ke gaan ngor ke fop o kiino kiin a jega ka te layna ka andoona yee a waage nan o kiino kiin a profiter oxa a gidim we andoona yee den na ndamtan fa a ciñum ken fop wax dëgg fa yàlla ndax nuun soom taxu kene jeg kon ine ngidma nuun a paax aussi ine ngidma nuun to siyaare a nuun i nga koy faak nuno staff ne nu jeg a calel faak na côté a kayit fo côté a recours aka may a may lool xa jeg ka andoona yee nu saqaanoyo ka andoona yee ko nu mbarano layoyo pour wiin we naninoyo nama mbarno nanitoyo fo nam nu layit kenoyo. jërëjëf merci beaucoup ken waage ñak calel ke anda tam ten refu ye njom mete tolloorna xaye ke xupna ten a kayto à part xaye ƴuug maafrel ke xupna ten a kayta ref kon a jega ka andoona yee waage ñak foko saytu a kayta ke an ke de layna pour o feet parce que à tout moment comme waxey na compétition ku refna waagamo arriver o andange me waroona doon o jafof e waaga xat men perte to warelo perte parce que xaye o ɗeetanga me i commencer itna recours ten refu njom ne xa kasab a maafa maaf a bugelo ñak noor i ndet mbi recours de ndet a siéger a moof a ɗeet ken refu calel den ken taxu de mbot mbamir ne wiin we donc yede ɗeetna a nga e ino in njegu ndam de cooɗa in ndam deuxième recours fe ten refu ke ɓisitna o coowonge ye i mbarna ndet demi finale Ousmane fe gen na Marlodj représenter jegna place Abdourahmane Assef ten Diourbel a sélectionné u alors que a ndetanga bo Abdourahmane Assef a ref na kayta ke de mbugo changer a Ousmane to fok e na sélection fe Diourbel mais est-ce que Ousmane foog e no programme ne faak bon toute façon ke i ndamna ten refu ye i ndeta mbiik recours a njaɓanana in a njaɓan a ine kaga a waagoxa comme Ousmane a ware disqualifier a njaɓ an alors que ke xewna par la suite bo de a ngeenoox pour te maafrel ino ken i andateeru ten Fatick layenu tiktonu ta disqualifier ɓek 25 000 in donc de ak encaisser 25 000 ke a accorder in ka si Ousmane ken digilo ka disqualifier ke donc a ndetatanga bo par la suite Ousmane a bugelo maafir yenu ɓek na recours ale 25 000 nuun a cooɗa nuunoyo ndam ko ne Ousmane ware maafir kan mais nuun pourquoi nuun nu njaɓoyo Ousmane a waago maafir fo bandi kaga ten refu ken layam ye i ndetatna bo mbaratum maafrel ten kena ɓaatu a gar ke Ousmane ana maafir ke maafir to yaga a recours nuun a roka donc anda donc a refanga to siéger iran 25 000 ke ina mbaran mbaro cooɗa in de mbañe cooɗ ke in 25 000 ke donc kena ten ɓisidu sowle mais ino i ndiide pour bandi waro maafir fa Ousmane non i njege problème faaga mais fop ga layogu ye we anderna ga layogu ye parce que nuun kan mbugoyo uniquement bandi a qualifier parce que son adversaire n'est pas à jour manam oxe warna gar fo ten ware maafiro ten nu dal kan mbug bandi nu ngawa maaga déjà présent i njega xa point fa leng parce que ken waru waago jeg yaam a refanga to Abdourahmane Assef ten affiche ten refu Diourbel a jeganga galankor ken a daawa équipe lakas wa andoona yee 4 personnes a ngartu donc pourquoi Diourbel mi ke ga uma no programme du jour ale faak Ousmane faga ten ret programme Abou Assef ete bana le programme bon toute façon ino i ndeta del yàlla fa in ken par la suite si i ndeta non parce que na staff fe ini mbaxtantu ken wiin we tur fe ka ken ten waru waago jeg de ñaaƴin a ndet a layel koolu kon a ndetanga bo changer dena ref donc le problème ino i njegate problème o bandi ñaku maafir fa Ousmane i njege problème faaga parce que ne ngor ke laytuna nana ke ngor ke layoma victoire ten ɓisidu den ndamo soxlayu donc njege problème o maafir o kiino kiin a maafir fa adversaire um parce que ten refu ye xay o ɗeetanga depuis sélection ku refna in nanana
par rapport équipe fe Fatick wiin we o kiin o kiin a laya xalaatum nda i ndama ndame xaye xu andoona yee layana équipe fe Fatick ke équipe fe bon a jega faay wala normalaire mi fogaam o foge o kiin oxa contre na rek waagu lay ken wala o kiin oxa andeer na njom mais xu andoona yee we laya na cadre njom a jega ma waroona citer équipe fe Fatick ande ku équipe a warna fi a warano waago fi parce que cooɗ comme a cooɗ rek misal Doudou 2 ans o xëy te a janga meilleur lutteur Doudou donc a gara nanga in plus de donc i njege problème Famara ten mafrata na ca poids lourd a mafre a affronter a lourd ka andoona yee den ngupun poids fuuf a mafra fa den kon a garanga pesel a waro mafir fa poids soom est ce que a wara jeg problème ku an na njom taxun laya Famara jege problème donc Bandi ɗetang me ta mafre 76 kilos a affronter a lourd ka mafre poids lourd no fop nu anda ken donc a garatanga pesel a waro mafir fa poids soom est ce que problème a jegama fiyama fiye xuna calculer a njom ne wara waago ande équipe fe Fatick no ke da layna équipe ne Fatick il est bien parti mais staff ne denuna ata des polémiques no recours ake daɓe ka fo nene ndawta a résultat fe recours merci beaucoup cela veut dire que buguma lay men ten refu ye bo xay sax problème jege wiin we comprendre u kena jega fogama foge problème a njeganga mais i ɓeka recours oke maaga problème ka njegta parce que o ɗetanga ye i ngatna na xa kasab te coɗel victoire oxe Cheikh xu fudna vidéo koy o ande Cheikh mate sax a yen to action fe a continuer an ba ma fo koye bo teg a xaw ndaxan est ce que njaax a jega ma a bugatange newit njaax ino ken refu ke refna problème in que ça soit Diourbel a coɗel victoire wala Fatick a coɗel victoire mais njaax waage jeg ata me daal ndeer nun fo Diourbel faak daal coow le maya lool coow le maya mais est ce que i cunge kaga encore ndeer nun fo Dakar non parce que staff ne Dakar tafage aɗonu den oxurna anda ye nen nan nano walu règlement naga tafage nano règlement bon toute façon i nenge da rogo yaal ba i ndaaw sax ma règlement a garata xate yaay walbit gang rek i maaf ka maaf te leer jam soma nanga jega i mbuga mbug wiin we ande ke daawna in faak par rapport recours ke i déposé na c'est parce que il fallait i mbi'in yaam nag i ngara ngar pour mbaño ñak i ngare pour ñak comme i ngare pour ñak nag i mbugange ñak noor ne ka andoona yee ino i ndoona ten a kit in to a ɗat a jega ka te cina in i mbar mbaro ndet no kaaga jokanjal ana meke yoqna DTV ten na lay ken question meke buguma gidim vraiment ten refu équipe fe in pire ke a njega njeg esprit d'équipe den tout depuis ya i ndefna men bo ga'angaan faak we deno ndimino saax leŋ très bien ya i ndefna men bo xaye esprit d'équipe tena ñoowa meke mbind ne i ndeta stade de ñoowin fop a njasnoor fa ten particulièrement i ngidma Famara fo Doudou Sané i ngidma Doudou a paax Doudou Sané a soɓanga to nu mbasa a yiif nu parce que nu mbadiide cumbukaay ke in Doudou fop ino ye ndefna na staff fe dara dade in no ke na xewa o ɗeetanga kam ngoor ke xu ñakna ta xota bouteille ake ten a xooyom bo o gar a juurama den pour a numtiidom o ɗeetanga xaye no demi finale fe in dernier combat ke in ino fo Diourbel a jega galajum fa andoona yee ngoor ke fop a partager no xu warena ma fe te cooɗomo ten donc vraiment Doudou a miña gara no compétition mention spéciale ton layame lancé appel Sénégal fo mum tout wena mbuda lutte simple Dembas a prêter attention no Doudou soxoda sood awa dox mayo ken fat wiin we prêter attention o kiin o matangiran pour o juum no ten a yooɓa yooɓ surtout parce que nak Doudou champion fa andoona yee xu te méritaire na il n'est pas question pour te affronter an non warate a tolorate pour a ñoow kaaga kon wiin we fat a ngaƴit kene yiif a ande o kiin oxe te ñoowit na rek a waagu ñoowit oxe te ñoowteer na to i njom ka siis a warano ci distance a ñoow ka tax na bo wiin we ande kaaga jega oxe ñoowa jom oxe ñoowa fula oxe ñoowa fayda to a buga ke te fi'a njoma ñoowa oxu fuuna no njom fu bo anda ye njoma ñoowa o refo ten ma njoma refeer na o kiino ɓor a ref ngidman to roog somata gidma équipe fe tout Famara yiin Bandi yiin a Xasab yiin Cheikh yiin équipe fe in giim ten o kiino xa andoona yee waage doxo kiin kon me xeɗana den laf cat
final mais 5-0 5-0 te ni soxlayu te ni ngeɗa i tallalu a ɓay in ngeɗano roog o yaal pour we mbodna a ciñ in to layel den mose pexey den mose rooga fagaya den a lala den e mi roog soom na dogala yaam o kiin yene yen jam même o faranangiran nda anda i nga amen mayu de yaam ino i ɗaneer Fatick ino fop a ref i njangangaan ndam fe ino e ngarna xan wiin we nga ay na caméra ke nda Fatick fop i ñoxorana xu gen na Fatick wara waago dam teen na ke waagoona wala ke andoona wala o yeenay ni xeeñof ken waru ino fop waasnuwa xaq ku jagarna na fa lay fe rek wiin we mbaasanaamo ten machallah Bafa coach Bafa bu Fatick coach démb ma gis pression bi bi mu yéegee l'adrénaline bi yéeg yow laa gis nga calmer staff bi di leen boo ne leen bàyyi leen ma loolu noonu da nga wóolu woon say mbër wala yow ci sa bopp yaa yoroon confiance boobu wala fan nga jëlee woon boobu confiance. waaw balaa ñuy tontu dañuy gërëm ñëpp di gërëm presse bi yëpp surtout presse en ligne bi waaw parce que am na liggéey boo xam ni ak information yoo xam ni heure buñ ko amee pour mun ci sukkandiku rek ñoom ñoo tax Sarr TV ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax gërëm goo xam ne nag amul àpp parce que dimbale ngeen ñu ci lu ne lu nit yëg ak lu nit yëgul yàlla na leen yàlla fay léegi toll nañ ci foo xam ne ci sport pression mënatunoo fëkk billaahi dinañ am yenn saay nag tiitaange parce que moo sport ñoo ànd mais pression mënatunoo fëkk parce que jàng nañ tàggat yaram fi ñu ko war a jànge tukki dem bitim réew gëstu ci waat ñëw te ñi ma indi xam naa leen de xam naa leen bu baax a baax sànq maa ngi leen di wax Doudou Sané bi muy def 4e CM Diofior laa koy topp muy bëri CM Diofior 4e Famara mais sama élève la woon lycée Bassoul wallahi Bandi xam naa ko bax maa ngi moom ñoo nekk man depuis 2006 maa ngi lycée Bassoul kon booy xam naa leen bu baax bi ñu leen jëlee dégg nañ ci lu ne. bi ñu leen jëlee waaw. comme yan kaddu dañoo motul li ñu sant wala. non kaddu yi mooy ñii ñu jël mun noo satisfaire Fatick duñ sax génn seen poule Fatick dana war a changer waat groupe bi yor équipe bu Fatick dañ ko war changer parce que dañuy caaxaan léegi groupe bi ñan la man mii maa jël 5 fois drapeau chef de l'État man bi ñuy commencé par équipe fii la doore woon Diourbel fi leen ko njëkk a jële par équipe man mii maa fi nekkoon maa ko jël teg la ko 5 fois boo xamee loi sport nag sport boo demee ba benn niveau bi da ngay wàcc defar waat foofu lañ tolloon dañ jël 5 fois 6e fois bi ñu dem Kolda perte ko en finale ñëw Mbour jël 4e ñëwaat Kaolack jël 3e tey ñëw nañ Diourbel non dañuy jëli drapeau bi ci kattanu yàlla yàllaay may yàlla na ko yàlla may yàlla nanu yàlla may ñu jëlaat drapeau chef de l'État parce que ñi ma àndal wóolu naa leen waaw démb 3 recours yëpp am ngeen ci satisfaction. am nañ satisfaction bu baax a baax. yow am nga satisfaction bu baax a baax parce que nag gënuñu xam kenn règlement waaye ñu ngi ciy gëstu bu baax parce que recours bi foog naa bi njëkk a def mooy kaawu Cheikh suñu 66 kilo bi mu rëppee noonu ànd ak waa ji man daf ma wóor ni deful 3 appuis parce que liggéey nañ ko ak moom ñu nag ñoom ñoo nekkandoo woon regroupement liggéey nañ ko ak moom ba pare ma waxtaan ceeg kilifaam Cheikh mi ngeen nàndal ma waxtaan ceeg moom lu bari ni ko nag Cheikh comme man maa ngi koy soogay jël nit ñi naan poids am lii wala poids am laa yónnee ma ay vidéo ma jël ay vidéo am liggéey ci bu baax bi ñu demee regroupement it moom xam naa moo tax bi ñu àndee ñoom ñaar man ko daanuwul woo DTR bi ni ko bindal day jàpp mu bind jàpp na. ma gis ko moment bi ñuy bind di ko saytu. ma gis nga dem wax ak moom. moment boobu la loo ko wax.
da nga koo xamal ne yaa daanu ma. wala da nga koo xamal ne bu ngeen bëriwaat tamit yaa koy def. non dama ne ko Cheikh concentre-toi bul tekki ngemb bul def dara waaw ma ne ko concentre-toi parce que munoo daanu kii munu laa daan li ngeen bëre ma gis ko ngeen dem dikk munu laa daan li ci des nag mooy comme recours la affaire administration la këyit xool ay vidéo yooyu prépare-toi parce que à chaque moment mën nañ la woowaat loolu il fallait que nga def ko ci xelam te bin très bien te bin ko woowaatee aussi am na gars yu bañ ni non daan na man leen affaire règlement la am nañ ay journalistes yu ko fekkee nii non bu leen déconcentré booy man leen booy bi day ñëw day bërewaat day daan mi ngi nii parce que moo mën kii te yàlla dogal na ko loolu amul pression waaw. léegi looy wax équipe bi ak région Fatick. non région Fatick di gërëm ñëpp parce que autorités yi gis nañ seen ndimbal ñu ngi ñuy taxaw di ñu ñaanal wax dëgg yàlla dem ba stade am na ay autorités yu fa ñëw. ñu bari woon na ni suba fi la ñuy yenn si ay autorité Fatick yu mag kon équipe bi dama leen di jaajëfal commencé ko ci capitaine bi Doudou Sané 100 kilos bi Pa Mara 86 Mohamed Bandi 76 Akasab 66 Cheikh Sarr ñoom ñëpp dama leen di jaajëfal parce que am na ñoo xam ni fooguñu woon loolu même man mii musuma dute équipe nationale laa nekk équipe nationale bi jël CEDEAO bi mujj bi maa nga fa woon maa nekk ñoom regroupement 1 mois am na ñu may liggéeyandool équipe nationale dan ni ma coach équipe bu ne yóbbu nga ko Fatick mais sa équipe bi xeeb nañ ko. mais pourquoi man leen ku ñeme teg. pourquoi ñu ne da nga ragal les 86 kilos bi Diourbel présenté woon pour remplacer Abou Assef. non du ragal mais Bandi 86 bu ko yëngal ci Sénégal moom la neex bu dëgg weesoo Bandi mii 86 kilos bu koy yëngal ci Sénégal Bandi la neex. Bandi était présent dans le terrain mais yéen staff bi daal non dafa am loo xam ni règlement la xam nga booy julli ñu la da nga war a jàpp booy julli da nga war a jàpp mooy yoon boo amul ngànt règlement dafa ni Fatick booy yóbbu ay mbër yu war a dem drapeau chef de l'État yóbbul fukk catégorie bu ne yóbbu fa ñaar pour bu ëllëgee bu amee gàllankoor ci kenn nga mën a remplacer keneen ki règlement moo ko bind. mais est-ce que Diourbel deful noonu tamit. deful noonu. non Fatick du ñu ay cuune. non yow tamit équipe bu nekk ci Sénégal bu war a dem chef de l'État Fatick xam na kan mooy dem xam na ku fay superviser ji dan leen topp xam superviseur bi kan la xam numéro téléphone am xam fa mu dëkk man non yow tamit duñu ay cuune drapeau chef d'État mooy drapeau bi gën a rëy ci Sénégal ci wàllu làmb lutte simple kon ñun Fatick très bien kon ñun Fatick dañ koy waajal bi loolu amee ma woo ñi ma war woo ni leen lii am na mais dal leen soxlawul wax lii wala wax laa buñ ca eggee mënoon nanoo bàyyi sax ba booy bi bëre ba pare ñu dugal këyit booy bi perte combat bi mais tey DTR bi li mu jugé woon mooy bind rek avertir te bind na avertir mais nag CNG bu jëlee këyit boobu moom itim vraiment def nañ li ñu waroon def parce que directeur technique bi ak Sitor woowoon nañ ñu woowaa Diourbel ni ñu mbër mi 86 kilos bi nekk Diourbel waa Fatick ay la yeewa nee nañu qualifié wul léegi Diourbel lu ci seen xalaat da ngeen koy maintenir mu bëre wala da ngeen koy génne waa Diourbel ni ñoom kooku day bëre. ngeen nangu bëre ak moom. non dañu war a bëre ak moom. après bu xewee. safaan bu xewee ngeen dugal recours. non dès l'instant que ñun CNG wax na li muy wax CNG mooy tranché après parce que kooku dans tous les cas même bu daanoon Bandi day perte combat bi daf koy perte parce que moom il n'est pas qualifié. léegi CNG nag. mais moom daan na ay ñeneen daan na ñeneen balaa. voilà léegi nag loolu CNG moo ci jël ay dispositions après. waaw dans les normes. mais est-ce que ñeneen tamit mënuñu jaar seen ginnaaw tamit comme mën nga leen yoon bi ñu dugalal ñoom seen recours. non xam nga léegi ñun Fatick am nañ staff boo xam ni ñun xam nañ li ñu war a def boo nekkee très bien léegi nag boo nekkee ci staff yor ay xale yor seen ay responsabilité da nga war a xam li nga war a def ak fa nga war a jaar. cuune weesuwul nga yóbbu ay xale xamoo këyit wala xamoo fa nga war jaar wala déggoo fu may waxee boo nekkee
tey benn région bu mu munti doon ndax boo waxee sax ñu ne ma ngay tooñ boo nekkee benn région xamoo ni war nga bind recours loolu erreur la njuumte la yaa ngi yàqal xale yi. am na ñu bëri nag ñu ñëw amuñu maîtrise. Règlement bi très bien loolu da nga koy jàng mais daal non loolu c'est le minimum recours yi ñu bind yëpp yu ñu waroon bind la waaw foofu lañ ci toll. seen diggante ak Dakar dimanche incha allah. non revanche bu rëy Dakar moo ñu daanoon Kolda 2018. 2018 foog naa. waaw su ma juumulee 2018 la boobu man maa yóbbu woon Fatick ñu dem 2-2 foog naa 2-2 mais final boobu yi ci laxasu woon moo bëri. final boobu yu ci laxasu woon moo bëri mais Dakar am nañ final de. tamit am nañ final tamit. la ilaha illallah Dakar am na final de. sama waa ji. sama nijaay la. laaj ko non sama nijaay la sama xarit la mais démb laaj ko bi ñuy door rek di nuyonte man ko. sama nijaay dimanche final ba incha allah. xamoon ngeen ne yéenay final. laaj ko soo demee nga ne ko Bafa Gueye coach ci Fatick nee na dafa ne la dimanche danañ final yàlla rek a ma tiim ma ne ko coach mun maa ma ne ko dimanche dinañ final. non làmb la foog mu dëgër ay góor a fi daje foog mu metti mais ay jàmbaar laa yor ay soldats te wane nan ko Fatick dama leen yàgg wax c'est le grenier de la lutte. kuy wër làmb ba yegg si Fatick ñibbi kuy wut dex boo dajee ci géej ñibbi Fatick fi la mbir mi ne te dimanche ci kàttanu yàlla dinañ taxaw incha allah ñu jël ndam li vraiment féete kaak ñëpp ànd ceeg yéen yàlla na leen yàlla fay. waaw maa ngi lay fay si. tur bi naka la. Cheikh Sylla. waaw président CRG bu Fatick. macha allah léegi nag nga indi équipe bi c'est la première fois yow nga boot équipe bi indi leen wala c'est la deuxième fois par. adjoint ou bien. waaw c'est la deuxième fois par adjoint parce que daaw le vieux Sambare mu ngi fi woon yal na yàlla yërëm ko te jéggal ko donc ñoo àndoon daaw si Kaolack ren nag yàlla jëli ko fi maa ngi door a boot équipe bi si poste présidence par intérim indi leen drapeau chef de l'état waaw. nga indi leen nag drapeau chef de l'état yàlla def ñoom ñuy finalu léegi tey boo leen doon yëpp tey loo leen di yëpp. waaw bu ma leen di yëpp boobu xam naa ne lu tuuti lay doon. parce que lépp lu leen waroon wax nañ leen ko ca avant compétition bi démb ban jógee yàlla dogal ñu qualifié final bi ñëwee bi ni laata tëdd waxtaan nañ ak ñoom liñ leen di dolli daal ñaax mooy ñu gën a góorgóorlu pour honorer la région de Fatick pour ñu ko def ko hommage au vieux Sambare John donc loolu daal bokk na si li ma leen di gën a ñaax laneen li mooy compétition la da nga soxla sa morom dafa soxla dafa am échelonnement bu muy laaj échelonnement boobu nag dafa commencé si 66 bi ba si plus de 100 kilos bi donc dafa ànd ak prudence il faut ñu jël ko ci parce que liñ soxla ñetti jël kese la donc loolu leen di ñaax ñu góorgóorlu si daal gën ci góorgóorlu ba nga xamante ne buñ ko amee rek ñun on atteindre leen suñu objectif voilà. kon looy wax autorité nekk di région de Fatick. waaw autorité yi bi ñuy def sélection bi am na lu ma lancé woon comme appel mooy le soutien des autorités de la région de Fatick yàlla dogal na en toute sincérité ñun ñëpp reconnaître na ne ren autorités yi. lan ci def mosul am bi ni ñëw mosul am année yi di passé ren autorités yi góorgóorlu nañ jàppale nañ ñu waaye nag du doy suñ amee plus ñu jël pour faire mieux parce que ku ne xam na ne compétition drapeau chef de l'État xaalis la yombut financièrement da ngay dem ba épuisé wu mais nag en toute sincérité jàpp nañ ci bu baax a baax di leen ñaax daal ñu gën a jàpp fi may lancer appel nag fi ëpp solo du les autorités mais les acteurs de la lutte de Fatick. Fatick région la Passy moomu ko Fatick région moomu ko mais c'est la région de Fatick donc li ko ëmb dafa bëri may demander lancer appel di demander aux gens qui sont là-bas ñu gën a góorgóorlu ñu jàpp ñun ñëpp xàccandoo dóorandoo man par intérim la après li ñu door a xam kin fii teg parce que je crois que mandat bi normalement octobre lay jeex yàlla dogal ñu renouveler kun fi mën a teg ku ne ku fi mën a nekk na xam ne ñëpp la fi nekkal ñeneen ñëpp ñëw jàppale ko pour ñu réussir loolu
appel boobu daal la ñuy lancé vraiment. mais lancé ndax mandat bi bu jeexee da ngay samp sa ndënd comme état président ou bien. waaw xam nga le problème mooy affaire bi du poste élective mais nominative la. nominative la bon le gouverneur en collaboration avec inspecteur régional ak ñooñu parce que démembrement la rek Alioune Sarr ministre kii du moins Bira ministre bi moo ko nommé moom it day yónnee ñu descendre si région yi ña fa nekk ngànk sport bi ak autorités yi ñooy xool kenn am yaakaar ñu dénkaat ko voilà noonu lay demee donc it bu yàlla defee it bu ñu toll ca bu ma doyloo dénkaat ma téye bu nu dénkee kadet it ba pare accompagner ko jusqu'au bout xam ne làmb moo ma yitteel ci laay dox loolu laa gëm sport moom moo ma yitteel parce que man je suis de Passy voilà. macha allah kon jërëjëf ñu la ciy gërëm di la sant di gërëm équipe yëpp di gërëm membre staff yëpp jërëjëf. sant ngeen gërëm parce que xëy na làmb ja mënoon na jeex démb ngeen toog seen kër yi mais bu ngeen ñu fekk see ba fii c'est pour nous donner la chance ñu mën a exprimer wu monde bi yëpp dégg li nga xamante ñu koy wax ko donc yéen it amul seen fay ñu ngi leen di gërëm gars yi nag fu mu toll di leen xarab waaye man de bokk ba ci kii xarab presse man fu ma toll dama leen di encourager parce que bu taxu doon yéen dana bëri lu ñuy def si suuf lu ñaaw mais ñaawteef nit ñi ñu koy daw ngir presse bi parce que ku ko def léegi ñu dévoiler la kon donc ku xam loola ak nam doon defee démb nga war a gërëm presse bi voilà ñu ngi leen di sant di leen gërëm bu baax a baax.